ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy wax ci benn sujet boo xamante ni li ko sabab mooy démission wu PCA bu hôpital Dalal Jàmm bu Guédiawaye di professeur Papa Touré moom lundi 10 août bi ñu weesu la jébbal lettre de démission am kii di Macky Sall. mais ñun duñu attardé wu ci forme démission bi parce que ñu bari ñi ngi naan jarul woon sax muy démissionner parce que quelques jours moo des mandaam jeex mais duñu attardé wu ci forme bi parce que jàpp nañ ni ay détails la li ñu intéressé mooy fond wu lettre de démission bi nga xamante ni jébbal na ko maanaam lan moo sabab démission am ak yan poñ la jibal ci biir lettre bi te mu mérité ay questions yu mag a mag loolu la ñu fas yéene waxtaanee tey pour camper débat bi ngeen xam lan la ñu nar a waxtaanee muy lu am solo. mooy professeur Papa Touré dafa ni li sabab démission mooy hôpital Dalal Jàmm dafa manqué yu bëree bëri cay jumtukaay muy ay laboratoire yu doy imagerie médicale maanaam rajo yeeg yu nu mel service de réanimation ay bloc opératoire service d'urgence ak yeneen maanaam hôpital Dalal Jàmm fi mu ne nii mook centre de santé ñoo yam bu ko sax centre de santé tanewul te loolu professeur Papa Touré ci lettre de démission bi nee na 2 milliards et demi kese mënul na régler jafe-jafe yi nga xamante ni hôpital bi mi ngi koy jànkuwanteel léegi professeur bi maanaam Papa Touré li ko jaaxal mooy au lieu que état bu Sénégal régler problème yooyu nga xamante ni mënul ñàkk ci ab hôpital bu mag ñu bàyyi ko fa ne ko fa ñukk jël 1 milliard 500 millions pour tabax biir hôpital Dalal Jàmm ñaari bâtiment yoo xamante ni benn bi centre de procréation médicalement assistée lay doon. lan mooy procréation médicalement assistée daan ci ñëw ak jamono fi mu ci toll mais di leeral que ni ci benn wet am nañu ko nangu débat la ci wàllum diine daan ci ñëw surtout diggante ñaari way dencante maanaam ñoo xam ne dañu sëy ci lu lew am jafe-jafe am doom dem sàkku technique médicale boobu noonu muy procréation médicalement assistée ngir mën a am doom ci wàllum diine débat la am nañu ko nangu am na ñoo xamante nii dàq nañ ko. mais bu ñu demee ci yeneen réew yi débat bi nekkatul sax ci ñaar ñuy sëy war nañ ko mën a def waawam déet mais ñoom ñi ngi ci yeneen niveau bu ñu jëlee tey suñu chef muy France parce que waxoon nañ ci benn vidéo que ni ñun suñu réew yi surtout Sénégal Mali Côte d'Ivoire ay marionnettes dañu am yoo xamante ni ñoom ay gouverneuru France lañ ci ndogalu France lañu dox bépp politique bu ñu nas biir France bu mënul nekk suñu réew yi ci période bi nga xamante ni moom lañ koy nas ñu ngi waaj di ko jëmal fekk jëmmi jamono léegi France boobu noonu fan la ñu toll ci procréation médicalement assistée maanaam genre centre bi Macky Sall bëgg a tabax biir hôpital Dalal Jàmm France fi mu ci toll mooy dootul yemati rek ci góor ak jigéen yi sëy te mënuñ am doom déedéet mais même jigéen bi nga xam ni moom célibataire la buggul am jëkkër buggul góor di dund moom kese wala couple lesbienne maanaam jigéen ak jigéen yi sëy seen biir wala mère porteuse ñooñu dinañ léegi am accès ci service procréation médicalement assistée boobu noonu. maanaam bu leen neexee jënd spermatozoïde maniyu am doom dina ñëw ci explication yi ak nu muy demee parce que baax nañu leeral ko d'accord nañ ni Sénégal yeggagul foofu noonu mais juste pour expliquer leen ni gars yi lépp lu ñuy nas du ko tëgg dañ koy àppal ay années yàqamti wuñu seeni mbir benn yoon France bi ñu leen limal sànq en 2004 la ñu voté loi buy encadrer technique médicale boobu noonu mais ñaari doomi aadama yiy sëy te mënuñoo am doom kese lañ ko jagleeloon mais en 2020 maanaam 16 ans après lu ñu voté loi yaatal ko pour permettre bépp jigéen ak jigéen buy sëy sa biir wala nga doon jigéen boo xamante ni amoo jëkkër mi bëgg nga am doom nga mën a jaar utiliser technique médicale boobu noonu ngir am doom ci ay laboratoire doom joo xamante ni du am bàyyi te li tax ñu am ci xel ñaar mooy comme ni ko professeur Papa Touré waxee ci lettre de démission bi hôpital Dalal Jàmm bi ñu bëgg a tabax centre de procréation médicalement assistée boobu noonu hôpital bi depuis bañ ko inauguré en 2016 service yu bari doxu fa. am na yenn cas yoo xamante ni principal lañ koy yóbbu hôpital Fann wala Dantec Macky Sall au lieu que mu régler problème yooyu noonu d'abord defu ko jël 1 milliard 500 millions bëgg faa tabax benn centre boo xamante ni du priorité te ñun ñëpp xam ne ni Macky Sall day liggéey pour l'avènement du nouvel ordre mondial moo tax yu mel nii daf ñuy interpeller ñu fas yéene cee indi quelques leeral waaye itam artu ci benn mbir boo xamante ni mi ngi ñëw te mi ngi xew ci beneen réew boo xamante ni daanaka ñun fu mu joxoñ seen loxo ñu daal di fay jublu. comme niñ ko waxee woon ci njëlbeenu vidéo bi dañuy leeral d'abord lan mooy PMA maanaam procréation médicalement assistée laataa ñuy ñëw ci lan la ci diine wax benn technique médicale la boo xamante nii ci biir laboratoire lañ koy defee maanaam bu ñu seetloo ni benn couple maanaam jëkkër ak jabar ñi ngi sëy mais dañoo infertile maanaam mënuñoo am doom dañ koy def yombal seen am doom mais ci biir laboratoire technique boobu nag dafa am ñaari méthode première méthode bi ñu koy dippee fécondation in vitro
maanaam au lieu que jëkkër ak jabar gi daal di sëy naturellement pour fécondation mën a am maanaam ëmb daal ci juddu mais doom bi ci biir laboratoire lañ koy tëggee d'abord. loolu naka lay demee dañuy conserver manu yu ko góor ki tànn spermatozoïde maanaam walax jaani ci gën a sawar recueillir aussi ci yaramu ndaw si cellule yi koy may mu produire ñu koy wooyee ovocyte. léegi ci biir laboratoire bi ñu boole spermatozoïde bi ñu jëlee ci jëkkër ji ak ovocyte yi nga xamante nii mooy tax fécondation mën a am. au bout de quelques jours maanaam bu ci tegee fan ñu transférer embryon bi nga xamante ni mi ngi tàmbalee formé wu maanaam li war a doon doomi aadama ñu jël ko placer ko ci utérus su ko jigéen gi. lii benn la ci méthode yi ñuy wooyee procréation médicalement assistée. beneen méthode bi mooy insémination artificielle bu boobaa nag day xaw a wute parce que méthode bii nii mën nañu ko góor ki rek la ñuy soxla. léegi bu ñu ko conserver bàyyi ba soxna si toll ci période ovulation am ñu daal di injecter échantillon sperme bi nga xamante ni jëlee nañ ko ci ko góor ki piqûre ko ci utérusu ndaw si bu ko defee fécondation bi mën a am ci nu mu gën a yombee. donc loolu mooy ñaari techniques yi nga xamante ni mën nañ ko fekk ci li ñuy woowee procréation médicalement assistée te li ko tax a jóg mooy yombal ñaar ñi nga xam ne ñi ngi ci buumu sëy te am jafe-jafe am doom. léegi technique médicale boobu noonu la ñu bëgg a wutal benn centre spécial biir hôpital Dalal Jàmm mais bu amee itam maanaam centre bi bis bu ñu ko créé du nekk la première fois ñu koy def Sénégal parce que depuis 2008 ay privé ñu ngi koy développé ci biir réew mi boobaak léegi lu toll ci 150 000 xale maanaam téeméer ak juróom fukk ak junni doomi aadama juddu nañ à travers technique boobu noonu. léegi lan la diina wax ci technique bi nga xam ne mooy procréation médicalement assistée bi ñu bëgg a samp ci hôpital Dalal Jàmm. en tout cas ci diina l'islam am nañu ko approuvé am ñoo xamante ni ànduñ ci mais bu ñu jëlee ci ñi nga xam ne ñoo tënku ci njàngale Imam Malik ñu bari ci ñoom ànd nañ ci technique bi. lenn rek la ñu exiger mooy buñ koy def mën yu gi ñuy jëfandikoo ci biir laboratoire bi na doon mën yu jëkkër ji maanaam bu mu jógee feneen. bu dee ni itam dafa laaj ñu transférer li ñuy wooyu ovocyte ci technique bii di in vitro maanaam li jógee ci ndaw si na doon aussi bu jabar ji. bu ñu jëlee ci église bi aussi am na tuuti nuance bu ñu jëlee par exemple ci église orthodoxe bi maanaam ñi nga xam ne ñoom dañu tënku lool ci li ñuy wooyee les premiers conciles ñoom bañuñu PMA maanaam technique médicale bi ñuy defee ci laboratoire ngir di faciliter am doom entre ñaar ñi nga xam ne ñooy sëy bañuñu ko. mais église catholique bi en tout cas li ci ëpp dafay dàq bépp intervention technique diggante ñaari way dencante moo xam mu nekk in vitro wala insémination artificielle église catholique lu ci ëpp dañu dàq technique médicale boobu noonu. kon ngeen gis ne ñaari diine yëpp ci benn côté am nañu ko nangu ci beneen wet am na ñoo xamante ni ànduñ ci. xëy na ñeneen ñi dinañ posé wu la question ñi bëgg a def genre technique boobu noonu ñaata la ñuy dépenser comme xaalis en tout cas fi mu toll nii. pour am ko biir Sénégal di nga dépenser entre 1,5 million jàpp 1,8 million donc c'est pas accessible à tout le monde du ñëpp ñoo ko mën a am du ñëpp ñoo ci mën a bénéficier wu. xëy na peut-être ak centre bi nga xam ne bëgg nañ ko fi def te mu jur débat bi tey comme que public lay nekk dina mën a accessible pour couple yi nga xamante nii seen diine nangu na ko te ñu am jafe-jafe am doom. mais li waral coow li te tax professeur Papa Touré démissionné mooy hôpital Dalal Jàmm bi ñu ko bëgg a def centre boobu noonu moog centre de santé ñoo yam. maanaam lu bari ci ay services médicaux fonctionné wul te loolu ñiy yëngu ci wàllu wér-gi-yaram dëggal nañ ko maanaam création wu centre de procréation médicalement assistée bi ñu bëgg a samp foofu noonu du priorité actuellement mën nañ xaar ba ci kanam ndax am na yeneen yu gën a urgent centre boobu noonu. ci fànn woowu dañ ciy déglu docteur Mansour Diouf def na ci benn intervention boo xamante nii dina am solo ñu dégtal leen ko. lii nga xam ni moom la ñu taxaw ni bëgg ko def hôpital Dalal Jàmm dafa mel ni bu mu leen koy firndeel dafa mel ni. da nga ñëw kër goo xamante ni fondation bi dëgërul rez-de-chaussée bi dafa am ay fissures nga ñëw ni da ngay tabax premier étage wala deuxième étage wala troisième étage ci kaw am na loo xam boo koy def dafa am ay fondamentaux yoo xamante ni ay c'est la base hôpital boo xamante ni nii amul service de réanimation bu fonctionnel hôpital Dalal Jàmm gis nga bu du woon Covid li ngeen fay dégg noonu Covid bii moo tax ñu improviser foofu. benn réanimation bu ñuy jëlee malade yi am Covid mais boo dindi woon Covid bi teg ko fële hôpital Dalal Jàmm réanimation ba fa nekk c'est pas fonctionnel yéen ñu dégg baax li may wax ni mooy loolu donc yow nga hôpital boo xam ne amul réanimation benn ngoo service imagerie bi ñu wax service radiologie bi nga xam dafa war a am scanner am ay IRM ak yu ma demee yooyu yëpp jàppandeegul
comprendre laboratoire bi jàppandeegul service de gynécologie bi parce que gynécologie dafa am gynécologie ak obstétrique bi mooy wàllu maternité beeg yooyu donte maternité ba nit ñaa ngi fay accoucher ak yooyu mais service gynécologie bi nga xamante ni dañ fa def ay bloc foo xam ne dañu war a opérer yu demee noonu fonctionné yooyu yëpp dara fonctionné wu fa léegi yow nga jéggi loolu lépp nga ne da ngay dem defari fu ñuy defee ay procuration médicalement assistée ak fu ñuy defee centre greffe de moelle mais loolu naka la ko nit mën a xalaate Sénégal dañu am problème mu hiérarchie des priorités yooyu yëpp offre de soins la yoo xamante ni jombul Sénégal daf ko war a am loolu ça doit être la norme. donc ñu ko déggandoo parce que genre sujet yi dañuy préférer souvent di ci boole ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàll wi ngeen gis ni kon am na yeneen priorité yu nguuru Sénégal war a saafara professeur Papa Touré wax na ko ci lettre d'émission bi. hôpital Dalal Jàmm ñoo ngi xaar ba tey subvention bu toll ci 2 milliards ak lu teg pour améliorer seen plateau technique Macky Sall li jëntuwul loolu noonu nga xam ni urgence la jël 1 milliard ak lu teg pour tabax ay centre yoo xamante nii benn bi pour procréation médicalement assistée lay doon ak beneen centre boo xam ni greffe de moelle lañ fay def waxuñu loolu amul solo déedéet xëy na mën na dimbalee doomi aadama mais dafa am lu ko jiitu te loolu ba léegi wutuñ ci saafara léegi nag question bi ñuy posé wu mooy lan la Macky Sall di yàkkamti pour créer centre bu ni mel ci ban jamono la ko def mooy bi France voté mercredi 29 juillet 2020 bi ñu weesu benn loi pour jigéen yi nga xamante ni ñoo ngi sëy seen biir nekk en couple ak ñi nga xam ni ñoom kese ñoo nekk ñoom itam ñu mën a jaar ci procréation médicalement assistée ngir am doom maanaam dootul yam kese ci góor jigéen yi nga xam ne ñi ngi sëy nekk ci buumu sëy mais jigéen ak jigéen yi sëy seen biir wala ki nga xam ni bëggul góor su leen neexee am doom ju amul bàyyi bañ na ko sax ba ci acte de naissance su xale bi au lieu que ñu def nom du père et nom de la mère maanaam turu yaay ji ak turu baay ji dinañ am possibilité léegi def fa mère maanaam ñaari lesbiennes yi nga xamante nii ñoo ko jur. ndax Sénégal fa la jëm en tout cas ñun li ñu tiital mooy depuis des années depuis ay at suñu réew mi ngi teg ay jéego yu mag a mag ngir yombal xeetu mbon yu ni mel ci nguuru Macky Sall la ñu jël ministère de la femme de la famille et de l'enfance yokku ci genre mooy lépp lu ëmb góor jigéen jigéen ak jigéen yi sëy seen biir ak yeneen yu xeetu ak ñoom bu njëkk passeport permis de conduire dañ ciy bind sexe maanaam masculin ou féminin góor nga wala jigéen nga ci nguuru Macky Sall lañ ko dindi def fa genre maanaam Sénégal du góor ak jigéen yi kese mais góor jigéen yaa ngi ci biir jigéen ak jigéen yi sëy seen biir yaa ngi ci biir maanaam psychologiquement ñoo ngi ñuy préparer depuis des années ndànk-ndànk pour nanguloo ñu benn société boo xamante nii góor jigéen ak yu ni mel dañuy am même droit que ñun ci biir réew mi te ñun duñ ci bàyyi xel ñun sóoraale wuñu loolu lépp alors que projet bi ñu ngi koy dérouler étape par étape ci institution yi la ñuy jaar ba noppi en attendant ñu développer ko ak ay yeneen manière ba suñu xel yi ñun sénégalais yi nangu góor jigéen nangu jigéen ak jigéen yi sëy seen biir parce que dañuy dem ba tàmm ko dem ba mën a dëkk ak ñoom mën leen supporter moo tax moytu leen sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi naan góor jigéen yi ak jigéen yi sëy seen biir déranger wuñu leen fi mu nar a mujj mooy bépp jigéen ak jigéen buy sëy nga dem hôpital wut mànn maanaam sperme ñu dugal ko laboratoire ñu defal la fécondation in vitro wala insémination artificielle ngir nga mën a am doom fii la ñu nar a jëm bu ñu deflu attention ndax ñi ngi teg jéego yi ñi ngi teg benn centre boo xamante nii ba tey leeralaguñ ñan ñoo ko nar a jëfandikoo. léegi nag création centre de procréation médicalement assistée bi ñu liñ ciy xaar mooy mu am benn législation bu leer naññ parce que dëgg la am na loi bi autorisé bépp couple accéder ci technique médicale bii nii mais texte bi leerul dafa war a am benn législation bu leer naññ buy wax ni procréation médicalement assistée pour couple yi nga xamante ni góor ak jigéen lañ ko permettre képp ku koy def nga présenter li nga xam ne mooy certificat de mariage ñu xam ne ñii couple góor ak jigéen la. bu ko defee texte bi dina leer naññi que ni jigéen ak jigéen yi sëy seen biir bokkuñ ci góor jigéen yi bokkuñ ci parce que buñ ko leeralul ñoom tamit mun nañ wuti ay mères porteuses ngir mën a am doom li mat a leeral mooy ci loi bi nga xam ne mooy autorisé procréation médicalement assistée bu ñu yemee rek ci bépp couple mën na ci jaar ngir am doom yem fa lesbiennes yi mën nañ ci bénéficier wu borom ñaari tur yi mën nañ ci bénéficier wu ak ay mères porteuses mais bu ñu tëggee loi bu leer naññi yaakaar naa ni dinañ dàq bépp jiixi jaaxa ci wàllu wi mais yow réglé goo loolee lépp di profito pour créer benn centre alors que am nga yeneen priorité yoo war a régler ci wàllum santé kon ñun ñoo yey tiit
kon jàngatu tay bi loolu la woon di artu nguurum Sénégal waaye itam yëgal sénégalais yi centre bi fi Macky Sall bëgg a tabax te ci wàllum loi leeragul ñi ci war a bénéficier wu maanaam centre bi ñan ñoo tax ñu tabax ko waaye itam lan moo tax ñu yàqamti alors que hôpital Dalal Jàmm am na lu bari lu ko màngee ci wàllu matériel ak équipement mais tamit personnel sanitaire boo xamante ni doy na donc jàngat bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jàngin jëf